mbokki internet Univers Info TV asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci seen rubrique 100% actualité tey nag ñuy am mbégte ak kontaante di dalal kii di Imam Kanté laataa ñuy xuus ci waxtaan wi dañ koy jox kàddu gi rek mu daal di nuyoog yéen. alhamdulilah rabil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah waa Univers Info TV maa ngi kontaan ci li ngeen ñëw seet si ma ngir waxtaan ak man ci actualité bi ni ngeen ko waxee di nuyu képp koo xam ne mi ngi seetaan émission bi ngeen di def ci vidéo bi ak seen chaîne yi ak médias yi ngeen yore yëpp. ok jaajëf Imam tey nag fas yéene ñoo waxtaan ak yow ci actualité ñetti actualité yi nga xamante ne bii ñoo gën a faa yu ci mel ni campagne de levée de fonds bu nga xamante ne bii ni waa PASTEF ñu ngi koy amal ci jamono yi ñu toll ci jamono yi ñu ngi gis ni Ousmane Sonko mu ngi amal ab levée de fonds campagne de levée de fonds te gisuñu ab campagne de levée de fonds ci kaw loolu le ministre Antoine Diome daal di génne ab communiqué bu nga xamante ne bii ni mi ngi xamle ni benn parti amul sañ-sañu jot ndimbalu waa bitim réew léegi yow loolu lan moo ci sa gis-gis te ba mu ko génnee communiqué bi da koo jagleel waa PASTEF donc loolu ban gis-gis nga ci am. sama gis-gis mooy ni jaadu na ci niñ koy waxee ci tubaab ci principe bi jaadu na benn ministre bu mu mën a doon muy Antoine muy keneen nga rappeler li nga xam ne loi bi moom la wax te yow nga war koo saytu. parce que ci sa ministère la aju kon bu doon ministre de l'environnement wala ministre de l'économie am lu xew ci secteur am mu génnee benn communiqué pour rappeler loi bi saytu di atte na muy doxee wax ni lii moo fi dagan lii daganul ku nekk sañ-sañ bi nga am amuloo droit jéggi fii loolu lu jaadu la dañ koy sax rafetlu dafa xaw a sax rare ci Sénégal lu mel noonu parce que dafa mel ni réew mi marché bu tas la ku nekk yaa ngi def lu la neex doo gis benn ministre wala kilifa ñëw rappeler daal ne lii mooy cëru kii yow fii nga war a yem et cetera kon rappeler benn loi loolu lu am solo la gis naa ni foofu Antoine Diome cëram la def kenn mënu ko ci ŋàññ mu des nag li mu fàttali dafa am lu ci lëmasu loo xam ne nag moo jaaxal nit ñi mooy que ni bu fekkoon ni dafa rappeler loi bi pour parti yëpp kon danañ gis mandute ak tëddee njaaxanaay waaye terewul ba tey mën nañ la tontu ne la comme Pastef moo def lii moo tax mu jublu ci Pastef mais tontu boobu tam dana am lu mu manqué parce que am na yeneen parti yoo xam ne ñu ngi def lu mel noonu boo demee ci réseaux sociaux yi di nga gis ñu lay wan APR def nañ lu mel noonu bi ñuy construire seen siège fii wane nañu réew mi parti Idriss Seck ñoom tamit ñu def fi seeni woote pour ñu cotiser ci àddina bi yëpp ci diaspora ak Sénégal kon lu tax mu jublu ci rek Pastef loolu day xaw a indi ñàkk a màndu ci wàllu boobu léegi nag am na ñu koy tuddee naan waaw levée de fonds parti waru ko def parce que loi bi autorisé wu levée de fonds mais cotisation lañ may moom waxu ko parce que ministre bi moom bu fekkee xam na loi bi moom waxul ne dafay rappeler loi bi Pastef parce que dañoo jalgati levée de fonds dafa ne rek le fait que ngeen di jot xaalis ci ñoo xam ni bitim réew lañ nekk loolu moo jaaduwul mais ministre bi ci boppam waxul ne levée de fonds ci boppam moo jaaduwul kon man duma ko layal loolu kon damay gis ne ñàkk mandute mel na ni am na ci communiqué ministre bi parce que les nationaux yi mu wax lire naa communiqué bi les adhérents sympathisants nationaux sénégalais nag national la que mu nekk Sénégal que mu nekk bitim réew c'est un Sénégalais c'est une Sénégalaise kon kooku am na droit cotiser wala yónnee ndimbal ci xaalis wala beneen anam parti bi mu bokk comme ni ko yeneen parti yi defee amul benn parti fii bu dul jot ay ndimbal ci ay membres moo xam ñu ngi Sénégal moo xam ñu ngi bitim réew ñoom bu ñu tukkee dem ci diaspora bi am na sax ministère des Sénégalais de l'extérieur donc c'est des Sénégalais de l'extérieur donc communiqué ministre bi moom bu ñu ci yamee rek di nga gis ne tëddeewul njaaxanaay parce que dafa mel ne dafa bëgg a tere ñoo xam ni ay sénégalais lañu ñu yónnee xaalis parce que simplement dañoo nekk bitim réew te ay sénégalais lañ am carte d'identité nationale Sénégal am seen visa dem fa di liggéey wala di jàng et cetera kon wax dëgg yàlla communiqué bi jafe na nga bañ cee gis xeex bu ñuy xeex benn parti bu tudd Pastef ndax loolu mu yëkkati moo xam levée de fonds lañ koy tuddee moo xam leneen ay cotisation ñaareel ba communiqué bi ni ma ko liiree ci presse bi ministre buy def communiqué 2 heures du matin loolu tam lu jaaxal nit ñi la
parce que loo xam ni la kenn nëbbu ko ñoom ñu ngi ko doon def depuis des semaines xaw ma nëbbuñu ko ministre bi lan ban yàkkamti moo am ba muy génnee benn communiqué 2 heures du matin ku nekk ministère kay sa lépp mën na commencer 8 heures ba xaw ma ci ngoon donc tu as tout le temps génne communiqué wala def point de presse convoqué presse bi sax daal leen lii ak lii kon loolu yëpp wane na daal ni mel na ni am na lu ci xaw a rax kon daal communiqué man gis naa ni ñàkk na tëddee njaaxanaay et que Sénégal fi mu nekk nii soxlawuñu fitna soxlawuñu di song benn parti nañu yemale parti yëpp rappeler loi bi la ma fay jeexale nag mooy que ni d'ailleurs parti yi boo xoolee presse bi liñ ciy wax da ngay gis ne néew na bu fekkee sax am na ku respecter loi bi li muy wax yëpp ci affaire financement des partis kon ministre de l'intérieur vrai chantier bi li mu war a liggéey dëgg mooy génnewaat loi financement des partis xool loi bi lu ci baax ñu fàttaliwaat ko ñëpp bu amee lu ñu ci war a compléter ñu compléter ko comme ça coowu financement des partis bi ñu régler ko de façon très claire bu ko defee njuumte bu mel nii bañ a am xeex parti bi jàppale parti bi bañ a am ñu yemale ñëpp mais soxla nañ quand même maa ngi koy préciser soxla nañ quand même loi financement des partis parce que bu ñu amul loi bu mel noonu xaalis mën na jóge fu ne ci ku ne déstabiliser réew mi dugal fi xaalis boo xam ni mën na tax ñu jënd ay nit ay kuréel ba teg ci bopp réew mi koo xam ni ñooñu lay gën a liggéeyal que soxla askan bi. ok jaajëf jàppuloo ni président dafa xaw am tiitaange ci jéego yi nga xamante ne bi waa PASTEF ñu ngi koy amal yu ci mel ni di def collecte en 8 heures de temps nga am plus de 125 millions. bon loolu nag duma ci tontu loolu moom da ngeen koy laaj journalistes yi ak ñiy def science politique ak yooyu man en tant que imam ku ragal parti ak ku ko ragalul du tellement loo xam ni maa ngi koy mën a topp ala kulli xaal combat politique moom foog ragal am. xam nga xëccoo fokk nekk di nga sóor sa morom lan mooy dooleem ak lan mooy faiblesse am kon nag loolu da ngeen koy laaj surtout journalistes yi spécialisé ci affaire politique man en tant que imam daal li ma gën a yitteel mooy réew mi ñi ko jiite ñu tëddee njaaxanaay c'est-à-dire que le fait que ñu am seen parti par exemple nekk Benno Bokk Yaakaar tey ji yilif réew mi loolu mayu leen ñuy xeex beneen parti ci turu loi yi nga xam ni ñooy saytu réew mi kon man tëddee njaaxanaay moo ma yitteel en tant que benn imam bu nekk activiste boo xam ni réew mi la faralul benn parti contrôle benn parti contre ma Benno Bokk Yaakaar contre ma ministre Antoine Diome contre ma président Macky Sall contre ma Sonko contre ma Abdou Mbaye li ma contre mooy injustice ñàkk a mandute ak partisan ci turu parti kon tey boo xasee ba nekk ministre tey président Macky Sall fu mu nekk nii amul droit faral APR li loi réew mi wax la war a doxal d'ailleurs président Macky Sall doon na ko wax ci campagne am la patrie avant le parti la doon wax mi ngi koy doxal wala déet kooku na ngeen laajte ba xam ku nekk sa point de vue bi nga ci am kon nag bon ragalante moom foog mu am ay mbër moom fu ñu léewtoo xoolal mbër yi fu ñu léewtoo ku nekk yaa ngi seet mbaa waa ji du ma dóor ma daanu léeg-léeg mu song la nga dellu ginnaaw yow tam nga xool foo koy jàppee kon léewtoo moom ak xëccoo foog ragalante am ku nekk da ngay seet say point fort ak say point faible ci ki nga xam ne mooy sa adversaire mais na tegu ci ngor na nekk une compétition politique digne boo xam ni avec des armes yoo xam ni ñëpp a ci mën a disposer ku nekk na nga génne say ngalaju ba seet nooy gagné combat politique bi nga bëgg a gagné dans l'intérêt du Sénégal et dans la stabilité du Sénégal. jërëjëf imam ami internaute Univers Info TV c'était tout pour aujourd'hui seen émission 100% actualité di leen jox dig daje beneen yoon incha allah ak beneen invité merci.